أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأبيب وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sama mbokku ñi suivre suñu chaîne YouTube bi yëpp ñu ngi dellu si di leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ñu dellu si ginnaaw bi ñu xawee def diir tuuti pour continuer waxtaan yi ñu doon def incha allah tey nag dañu fas yéene dugg toujours ci ilmul fuluk bi ñu doon wax ñu ko wax ilmul nujum muy astrologie continuer pour waxtaan ci biir heptagramme septenaire muy juróom-ñaari nujum yi nga xam ne ñoom ñooy def seen mission ci atmosphère bi di galaxie bi ñuy daw di indi xibaar yi information di def jeexital ci kawnu bi nga xam ne yàlla daf ko bind lépp ne ci tey jii nag dañu fas ko na ñëw waxtaanee ci ki nga xam ne moom la ñu wax Shamsu di le soleil waaw kooku tey jii moom la ñu ñëw def waxtaan ci moom ginnaaw dafay luminaire à l'image de la lune am solo trop toujours ñu ngi leen di wax nag balaa boobu ngeen def seen abonnement pour képp koo xam ne defagu ko te ñëpp bokkandoo insister ci cloche bi pour lu am solo la. léegi buñ dellusee ci weeru jant boobule ngeen déggee ma wax weer wi nag léeg-léeg ngeen baal ñu àq parce que ay juumte tuuti lay doon waaye jant bi la ñuy waxtaane parce que jant bi boo koy xool moom dafa ëpp trop yeneen nujum yi nga xam ne ñoom la composel système solaire bi ñuy daw ci écliptique bi te boo xoolee moom rek ci boppam dina def 1,400,000 kilomètres de diamètre donc 1,400,000 kilomètres ci yaatuwaayam kon nag nga xam ne lu amam solo la lu rëy la te boo seetee ba tey it moom ci boppam boo dajale woon yeneen juróom-benn yi nga xam ne ñoom la bokkal di def liggéey bi te ñu identifier leen ñu bokk ci système solaire bi ñoom ñooñu le boo leen dajale woon dugal leen ci biir jant bi dina leen ëmb juróom-benn téeméeri yoon kon nag nga xam ne moo leen ëpp foofu te it moom jant boobule mu ngi am composition pratiquement composition li ko jëfandoo li ko ëmb constituant yi boo xoolee 91% la am hydrogène ak 8,9% d'hélium seul mu ngi am 0,1% de carbone ak azote te donc énergie yi nga xam ne mooy daw ci kaw suuf yëpp moom moo koy dotti muy ñëw ba ci weer wi nga xam ne sax moom ci moom lay jëlee di puiser énergie bi nga xam ne moom lay jëfandikoo ci kaw suuf léegi nag boo xoolee système solaire bi ba tey moom moo ko yor moom moo koy doxal daanaka mooy njaatige parce que dafa am benn centre de gravitation boo xam ne moom jant bi da koy xëcc bépp astre boo xam ne ñu ngi wër autour de lui ba nga xam ne benn du échappé donc benn parfaite symbiose moom moo nekk seen diggante léegi boo xoolee par exemple ñeenti jamono yi ñuy wax sax nga xam ne dañu tënk fii gis ngeen benn fii ci équinoxe du printemps équinoxe d'automne fële solstice d'été ak solstice d'hiver ñeenti jamono yooyu nga xam ne soleil bi muy jant bi ni muy dawee par inclinaison bi muy def noonu selon période yi muy jaar ci digg bi wala muy jaar ci pegg bi tuuti déviation yi muy def dans le temps moom mooy tax muy am inclinaison boo xam ne nga gis waxtu yi tamit jant bi fi muy fenkee ak fi muy sowee di soppeeku ci biir jamono yi kon nag nga xam ne lépp moom la ba tax naka kooku la ñuy waxtaanee si tey
léegi moom jant bi boo ko xoolee mu ngi dëkk ci buñ doon wax asamaan mu ngi dëkk ci juróomeeli constellation bi ñu koy wax buruj foofu mu dëkk noonu ci juróomeel bi moom mooy constellation du lion ñu ko ashadu waaw moom fii la dëkk fii lay jëlee origine am buñ kenn ku ci ne bu ñu delloo ci këram ñoom ñooñu leen mos naa leen defal benn vidéo boo xam ne ci domification astre yi ku ci nekk sa kër danga ci gis ginnaaw weer wi ak jant bi weer wi xam nga fii la ne ci ñeenteel yi constellation bi muy buruj bi léegi moom mu nekk ci juróomeel bi moom ci gaynde gi léegi fii nii bu fi nekkee dañu naan mu ngi en domicile yaa ngi dégg mu ngi nekk en domicile lu am solo la ñu bàyyi ko xel domicile bi donc te boo seetee moom jant bi selon rotation buruj bu mu ci dugg rek tombek date boobu nga xam ne borom ci la juddu parce que fenn fu mu fi dugg ci biir buruj yi ni muy dawiree daf fay def weer bu mu ci dugg nag tombek nit juddu ci waxtu woowu moom mooy doon constellation tabiye ba nga xam ne moom la buruj boobu jàpp nit ki tabiye boobu lay doon ba tax naka boo xoolee fii ci cosaanam fii mu dëkk ashadu bi boo xoolee tabiyaam naar yu la di safara te constellation bi ñu koy wax ashadu di le lion am na ay màndarga ay jeexital yoo xam ne képp koo xam ne ci waxtu wi nga judd noonu lañ lay màndargee melekaan moo tax jant bi moom ci boppam mooy significateur bi nga xam ne moom mooy yor lépp loo xam ne suñu réussite professionnelle la suñu statut boo xam ne maanaam suñu wàllu àdduna pour am ci ndam ak yooyu noonu ak nature bi nga xam ne nature sociale bi muy melokaan bi ngay am ci biir nit ñi ku la gis ngay koo xam ne ku tabe nga walla ku nay la yooyu walla koo xam ne ku am fit la ku bëgg njiit la ku boo xam ne dafay bëgg toujours di làqatu yooyu yëpp image boobu mu ngi jógee ci jant bi selon aspect bi mu def jamono bi muy dugg ci biir buruj yi ana ban melokaan walla foofu mu newoon nan la defoon relation yu mu amoon ak yeneen astre yi yooyu yëpp dinañ ci ñëw dans le temps waaye li ñu yitteel fi mu nekk nii mooy dawiru jant bi ak ni ma la waxee ne mooy signification boobu significateur bi nga xam ne moo res loolu yëpp te moom il est multidimensionnel mën na daw ci jamono bu nekk maanaam ci wàllu aajo bépp boo xam ne mën nga ko def bu fekkee ne yeneen buruj yi ci jamono bi ñu toll lëndëm nañu jant bi moom ala kulli xaal moom bés bu ci yàlla sàkk mën na ko doxal boo xoolee nag moom ci dimanche lañ ko jagleel boo xoolee waxtaan wi ñu defoon ci heptagramme du sept ci kii moo heure planétaire yi boo ci seetoo moom bésu dimanche moo ci njëkk a fenk doxal dina génn ñeenti yoon ci bëccëg bi à l'image des autres astres yi nga xam ne ñoom aussi kenn ku ci nekk dina ñëw ñeenti yoon ci bëccëg bi moom jant boobule noonu lay doxee di yóbbuwaale aajo yi boo bëggee loo xam ne réussite la wàllu sa yokkuteeg sa wàllu combat di jëfandikoo loo xam ne say rituel loo xam ne yiw la ak lu mënti doon walla loo xam ne safaan la sax pour combat moom mën na lool jant bi parce que moom il est multidimensionnel léegi boo seetee dafa am lu am solo trop ñu wax naa leen fii il est à domicile sa force est augmentée donc bu demee ba dugg fii nga xam ne au lion la jamono ñaan bu am solo la parce que fii dooleem dafay yokk dañu naan fii dafa nekk à domicile bu fekkee noonu muy dawee te nee naa leen fu ci nekk bananaam xam nga fii juróomeelu constellation bi moo fi nekk di vierge ñu koy wax sun balatu léegi bu dawaatee ñëw xam nga misaan mooy ñëw léegi bu ñëwee dox ba dugg misaan fii dafay nekk jamono boo xam ne fi mu nekk nii dañu naan jant bi dafa nekk en chute moom la ñu wax xam nga fii misaan la misaan di balance boo xoolee fii jant bi daf fi nekk en chute dooleem dafay xaw a wàññeeku par rapport ak lu mu waroon a gën a mën da nga gis bu duggee fii parce que
du kër goo xam ne moo ko gënal trop dafay nekk en tuuti en force dooleem dafay xaw a wàññeeku ci liggéey bu muy def bu jógee foofu def fa weer dem dugg ci 8e constellation bi ñu koy wax scorpion di xaqaraba noonu lay def di dawir di dem ba bu ñëwee ci xadit fi jàll ñëw dugg ci 11e constellation bi ñu koy wax verseau di dalwa jamono bu duggee fii nag ci boppam dafay nekk en exil ñu bàyyi ko xel bu baax dafay nekk en exil fii tamit dafay mel ni koo xam ne rek dugg na espèce u comme prisonnier la donte dina def liggéeyam waaye force am dafay xaw a mel ni lu wàññeeku parce que dafay dugg ci ay mel ni ay kiiraay dafay xaw a lëndëm tuuti moo tax jamono bi am na leneen lu mu mën ci wàllu aajo waaye bu doxaatee jóge en exil doxaat ba ñëw fii nga xam ne ci mooy constellation bi njëkk ñu koy xamlu léegi fii muy première constellation bi départ ci équinoxe du printemps à partir du 21 septembre fii moom jant bii la ñu dayu def ko ni dessiné ko parce que moom boo ko xoolee mooy def caneeram ni moo dugg fi bu daxee dawiree ba daw ñëw ba dugg fi oo xam lu fi au bélier à l'image du bélier da ngay gis bu nit juddoo jamono bi ñu naan bélier la da ngay gis koo xam ne dafay bëgg njiitu bëgg sawar am énergie de Mars boobu nga xam ne wax dëgg yàlla moom moo commandé constellation bi di buruj bi parce que Mariix moom mooy doxal fii waaye saa yu jant bi ñëwee fii dugg fi force am dafay multiplier wu parce que fii dañu naan mu ngi en comment dirais-je en exaltation waaw fii dafay nekk en exaltation maa ngi doon xool fii exil laa fi bind fii dafay nekk en exaltation lépp lu mu mënoon daf koy renforcer ci wàllu ñaan donc bu ñëwee ba dugg ci xamlu bii nag moo nekk première kër bi di nekk aspect général pour ñëpp parce que buruj bi buy daw nujum bi buy daw ba jëw dugg fii kii dañuy wax aspect général la waaye nit ku ci nekk ci sa carte du ciel yaay xool xamlu bi ci ban kër la tollool parce que fukki kër ak ñaar yi muy 12 maisons existentielles yi yooyu dafay varier selon nit ki parce que li koy waral mooy comment dire moom mooy ascendant bi parce que ascendant bi toujours mooy niñ koy waxee baamu ko mooy le soleil le buruj bi nga xam ne moo doon jóg à l'est bi ngay judd kooku dafa am solo trop ci nit ki moom mooy constituer sa première kër gu njëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax ne kii ascendant am biddéew sàngam la léegi nag ascendant boobu dafa am solo bu fekkee ne yaa ngi def ay ñaan jant bi boo ko bàyyee xol moom significateur bu am solo la bu ñëwee ba xam ne dugg na ci sa ascendant foofu tamit mën nga faa def ñaan yu baax yu am doole yoo xam ne yu am solo la ci wàllu ijaaba pour nga mën a def ay régler ci say mbir incha allah bu dee sarax ak lu mu mënti doon di leen fàttali rek ne moom la jant bi bu wàllu ñu naan ci wàllu boo xoolee ba ci xaatimul Suleymaan sax ci wàllu noonu juróom-ñaari aaya yooyu boo xoolee moom mooy jël alhamdulillahi rabbil alamin di bésu dimanche di ànd ak di ay jinne ju ñuy wax par exemple mazhab rawxaan bi ñuy wax ak di malaayka ñu koy wax rawxayaa ilun ak turu yàlla bi ñuy wax fardu yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy ànd ak moom ci bésu dimanche bi léegi bu fekkee ne tamit jant bi nga xam ne moom la ñuy topp muy def dawiram di dox niñ leen ko waxee ci biir 360 degrés yi di constituer zodiaque bi dina ko daw ci fukki weer ak ñaar 12 mois moom mooy constituer li nga dégg ñuy wax noonu at tombeek 365 jours moom lii lay dawir di ko daw ci biir buruj ji muy doon astre bu am solo ci wàllu ñaan amul lu mu mënul lépp loo xam ne mën na ko doxal mën nga ci wekku jox ko say mbir mu doxal ko ci kàttanu yàlla muy wàllu rituel yi di wàllu sarax yi di wàllu ñaan yi yooyu yu am solo la parce que mën nañu basé wu
ci jant bi ci jamono ni ma leen ko waxee. Li ci am solo rek retenir ne moom am na ay moment de faiblesse muy bu taxawee ci misaan fii nga xam ne mu ngi en chute comme niñ ko waxee dafa mel chute mooy lu daanu jamono boobu ay force am dafay wàññeeku bu ñëwee daw dugg ci fukkeelu buruj bi fii au verseau ñu ko wax dalwaa foofu tamit ngeen bàyyi xel ne dafa nekk en exil day mel ni prisonnier dañ ko tënk foofu tamit force am dafay wàññeeku bu demee ba nga xam ne dem na ba dugg ci buruj bu ñu au bélier ñu koy wax ci xamulu fii foofu tamit force am dafay yokk parce que dafay nekk en exaltation loolu exaltation ba mooy li nga xam ne dooleem dafay yokk kon nag boo ko xoolee bu dawiree ba dugg fii buruj ji nag selon kenn ku ci nekk sa carte du ciel ñu koy wax sa carte natale lu am solo la boo bëggee spécifier sa ñaan spécifier say mbir da ngay dëppale transit général yi mu xool ko méngale ko sa transit particulier personnel yi pour mën a xam jant bi parce que moom mooy ki nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey fu mu fi toll ndax ci biir 12 maisons existentielles ban kër la ci tollool pour nga mën a def say sacrifice say ñaan ak yooyu yu am solo la di leen bàyyiloo xel ni rek tey tàmbali nañ ko muy jant bi di première leçon bi di Shamsu première leçon après incha allah fekk fan yu néew dinañu indi xamar di weer wi moom tamit buñ duggee ci yooyu nag di nga gis ne ñoom 6 autres yi dina am ay spécificité yoo xam ne dafa am solo trop ñu bàyyi ko xel léegi li leen di ñaan daal moom mooy ngeen continuer def seen abonnement pour ñu ko deful c'est surtout partager appuyer sur cloche bi notification bi incha allah ba ci jamono yu néew ñu ñëw continuer yeneen waxtaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullah